mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax bisimilah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci màggal ga desu àdduna Yeesu Krista 25 décembre yi moo ko Noël ñu wutale ca cathédrale bu Ndakaaru fa nga xamante ne nag ña ngi fa doon amal ab mees ca xutba ba nga xamante ne ki doon amal mees bi yëkkati na ko mi ngi doon soññaat ak ñaax ngir jàmm ju sax dakk ci réew mi. suñu waxee Noël rek xel yeeg xalaat yi day daal di dem ci li ñuy dippee bûche de Noël nag di ab xeetu ñam woo xamante ne gone yi dañu ko bëgg lool tax na nag waajur yi daal di dem ci yenn ci pâtisserie yi ngir daal di ko fay wut xeet wu ne nag am na ci ku nekk nag yaa tànn bala ca gënal te it njëg li yombani na. gëstu bés bi tey di reportage bi ñu ngi ko jagle mbootu wala sax ab bootaay doon na lu jafe jamono ji ñu toll nga taseek ab jigéen ju boot doomam ndax ñu ci bëri léegi li ñu dippee kanguru la ñuy jëfandikoo ndax xar baax yi nga xamante ne moom ci boot sa doom kanguru boobee am na ko tontu li dañ ko am ci biir xibaar yi. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi dina ko junjee lañu koy daal di doore ak màggalum feetu Noël tey jilee ñu wutali ca cathédrale bu Ndakaaru foofee nag askan wu takku ñoo xëyoon wutali fa ngir fekkee ji li nga xamante ne mooy mees bi boobu lépp mees nag xutba ba nga xamante ne ka ko doon jiitee bokk na ca la mu ca doon wax jàmm ji am ci réew mi ñu fexe gën ko saawaanal baawaanal ko ba mu daal di fii sax dakk mbégte nag la ñi nga xamante ne ñooy chrétien yi ñëwoon fekkee si boobu le mees doon dund ci bëccëgu tey bi Mamadou Bipa Sissoko. ay wëy ak i ñaan ngir màggal bés bi Jésus gane ci àddina lu ëpp ñaari junni at ci ginnaaw la ki ñuy woowee le Christ juddu fële ca Bethléem. Noël feetu jàmm la feetu dund gi la parce que yàlla dafa def boppam nit loolu moo tax Noël nekk feet bu rëy a rëy. mbégte bu rëy laa ressentir fu ma toll nii parce que ñëw fekkee messe bu toll nii ci cathédrale bu toll nii mbégte la pour man. waaw feetu tay bi sama famille laa ciy xalaat man sama ay waajur naam dañoo gaañu waaye tey jile mën naa ni kontaan naa. at bu ne chrétiens yi di ñëw fii ci cathédrale bu Ndakaaru ngir màggal bés bi ki doon jiite messe bi doon sàkku ay ñaan ci dëkk bi mi nga xam ne ñi teewee messe bi yëpp dégg nañ ko. may ñaan ci dëkk bi yëpp yàlla may ñu jàmm may ñu bànneex may ñu tawfeex. ñun chrétiens yi te ñu ngi leen di souhaiter yéen yëpp yéen catholiques yi yéen suñu mbooloo yu ñu àndal fii Sénégal ñu nekk benn. cathédrale Notre-Dame des Victoires nag wala cathédrale du souvenir africain doon na bi gën a mag fii ci Dakar ci bésub Noël bi ñu bëri teew fi waaye ci njeexal at bi ñu bëri doon feddali seeni ñaan ngir jàmm ak mbégte. vanille chocolat fraise wala sax bu naturel xeet boo bëgg rek am na ci bûche de Noël nag dañu koy jëfandikoo lu bëri ci jamono ji ñuy màggal ab Noël mooy ab xeetu ñam woo xamante ne ñi ko gën a bëgg mooy gone yi waajur yi it dem ci pâtisserie yi ngir daal di ko jënd ngir bégal leen loolu it baax bu lool ci koomu pâtisserie yooyu Boubacar Dieng la ñuy àndal abal ab doxantu. ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ci la ñuy màggal juddu kii di Yeesu Krista loolu le doon cosaan gu am doole lool fii ci Sénégal ba tax na yenn boroom kër yu su mel ni Mbaye Jacques Diop duñu ko wutee benn yoon. lii dafa doon loo xam ne tradition boo xam ne sunu ay papa ñoo ko daan defal Noël jot ñu indil ñu cadeau dem jëndal ñu ay gâteau donc ñun aussi tey ñu am yàlla may ñu njaboot donc dañ koy aussi defal sunu ay njaboot pour ëllëg ñoom ñu mun ko defal seen njaboot donc tradition boo xam ne la war nañ ko perpétrer. bûche de Noël nekk li nga xam ne moom la ñu gën a taamu ngir màggal juddug Yeesu Krista ci bile pâtisserie xeetu bûche de Noël yu bari lañu fi teg ci benn table li ko dalee bûche de Noël traditionnelle ba ci bi nga xam ne mooy bûche de Noël bi ñu defaree lii di orange. bûche traditionnelle vanille, bûche à l'orange, bûche au chocolat
bûche vanille chocolat et bûche vanille à l'orange. Nous avons la bûche aussi vanille chocolat qui est là et vanille fraise. ku nekk ak bi nga taamu loolu le tax bu fekkee ñenn ñi ñu ngi gën a bëgg lii di bûche de Noël traditionnel ña sa des moom ñu ngi taamu bi ñuy wax bûche de Noël vanille chocolatée. man bûche traditionnelle laa jël parce que dama ko tàmm man samay doom laay laaj li ñu bëgg bu ñu mënee bûche traditionnelle la ñu bëgg chocolat ak vanille ma jël chocolat wala vanille chocolat ma jël wala fraise ak vanille ma jël ko ñoom ñoo may wax ñoom lépp lu ñu bëgg ma ñëw aussi daf seen bànneex pour rek wan leen ni lii aussi ëllëg war ngeen ko mën a defal seen njaboot. tradition la ma ñëw pour jëndal xale yi bûche de Noël donc kenn ki nag vanille la bëgg keneen ki chocolat donc je prends tous les deux. daggu bûche de Noël ñu ngi koy jaayee ñetti téeméer waaye njëg gi amul solo lool si bu ñu sukkandikoo si borom kër gi lee ndaxte mbir mi am na qualité. non njëg gi amul solo xam nga lan moo am solo ci li ngay jënd mooy la qualité service prix parce que même bu fekkoon ni sax million la mu jaral la ko nga defal ko sa doom jar na ko man loolu laay xalaatee quoi parce que tey booy liggéey aussi da ngay liggéey pour sa njaboot. fii ci Sénégal jullit naka noonu chrétien ñëpp ñooy màggal juddug Yeesu Krista màggal googule ñu ngi ci taamu li nga xam ne mooy bûche de Noël ngir wane ni cosaan bi respecté nañ ko. ñu wutali ca Kédougou ca tënk nag douane sénégalaise defati fa liggéey bu mucc ayib teg nañu loxo ñoo xamante ne ay càcc lañ càcc ci mbirum ressource minière doon jëfandikoo ay jumtuwaay yoo xamante ne méngoowul ak yoon juróom-ñaari doomi aadama yoo xamante ne bàyyeekoo woon ci réew mi ci yeneen réew nag la ñu daal di bàyyeekoo ma nga xewee ca département bu Saraya commune bu Medina Bafé village bu Ngéméji ñoom juróom-ñaari doomi aadama yooyu nag daal nañ leen defeere jamono ji ñi àddo ubbi nañu ab enquête jagleel ko mbir mi. ñu wax ci leneen ñeel wàllum koom bi la yoon nag jëm ci li nga xamante ne mooy koppar bi ñu dippee ECO war a wuutu franc CFA coow lu mu jur nag noppeegu la fay ki nga xamante ne nag mooy Abdou Diaw xam-xamam màcc bu baax ci wàllum koom gis ne dafa am ñaari ponk yoo xamante ne dañu ko fàtte waxtaanee ñoom ñaari njiitu réew yi bu France ak bu Côte d'Ivoire ba ca njëkk nag mooy li ñu dippee taux de change bi nga xamante ne moo waram ci wàllum koppar gi beneen ba ca des nag mooy li ñu dippee convertibilité loolu nag mu ko faram-fàccee ci jokkoo mag Pape Alioune Sarr. convertibilité du leen mooy li nga xamante ni tey bu ñu bëggee man su ma jógee fi yoree fi yor CFA bëgg kay tey def ko euro am il faut nga am koo xamante ni moo la koy garanti tey ki nga xamante ni tey moo ñu koy garanti du Chine du Allemagne du Chine du États-Unis du kenn lu muy France parce que ñun ñoo am ak relation boobu ñu am coopération monétaire boobu ak France donc tey boo jëlee franc CFA nga yóbbu ko tey bëgg kaa def euro tey France mooy nekk derrière à travers son trésor ne la man maa koy garanti donc moom lañ def garantie illimité boobu mais illimité bi boobu lu ñu wax la rek mooy li nga xamante peut-être amul app te je pense que tey réforme yooyu noonu tey bokkul si ñi nga xamante ni bokk réforme yi nga xamante ni Ouattara ak Macron annoncé nañ ko convertibilité bokk si yuñ dindi quoi maanaam comme ni ma bokkul si nga xamante dindi nañ ko da nga day resté loolu day resté boo xoolee moo xaw a indi sax benn juyoo si biir économie si ñoom dañuy jàpp ne souveraineté monétaire bi des na parce que tey France dafa continuer di am statut garant boo xamante ni moom moo am si coopération monétaire bi. ñu wutali ca région bu Fatick wax ci wàllum politique ak développement ka jiite boobu lépp gox nag di maire ba Matar Ba gis ne Fatick moom am na ay coppite fi yu baax ñeel wàllum koom geek fànn yu bëri loolu nag mi ngi ko xamal jamono ji nga xamante ne ñoom waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñu nga doon amal ab ndaje waaye nag coow la doxoon ci digganteem ak ki nga xamante ne moo fi jiite woon port nee na nag loolee jàmm daal dina ci am te it ñu ngi boole seen doole ngir liggéeyal kii di njiite réew mi Macky Sall Alioune Kane. région de Fatick am na yokkute bu baax a baax ci wàllu koom ak yi ci aju loolooy gis-gisu maire bu Fatick mi nga xamante ne bii xamle na ni yokkute yooyu yëpp kenn waralu ko lu dul njiitu réew mi président Macky Sall. lépp lay yokk ci lépp mu du tali du courant du ndox du tabax du service yu fi ñëw du nekkin wi du santé. du éducation amul benn secteur boo xamul ne def na jéego yoo xamante ne ñun ñu fi dëkkoon xam ne Fatick gros village la woon nga xam ne boo ko déggoon sax ci rajo bi xamal ne décès moo am te ci famille bu am doole la am boo xamatee Fatick ni mu mel ñëpp di fi ñëw week-end boulevard yi nekk fii tali yi nekk fi nit ñi di liggéey di góorgóorlu am projet d'assainissement ay milliards ñu di ko tudd Fatick war ngaa xam ne am na ku ci jàpp njiitu réew mi
mais am na it doomu Fatick yoo xam ne dugal nañ seen loxo ci réew mi. Fatick amoon na yenn ñàkk déggoo ci diggante leader politique yi waaye ministre Matar Ba wax na ne juboo foog rek mu am ngir ñu dooleel président Macky Sall ci liggéey bi muy def ci gox bi. am na waxtu woo xamante ne ruumandaat yi bari woon na ci biir ñàkk a déggoo ci gis-gis amoon na ci biir waaye noonoo amu ci woon parce que ku ànd ak président Macky Sall ngeen bokk liggéey mun leen a noonoo waaye bokk gis-gis gi mun na bañ a am ni ko nit ñi bëggee ki nga xam ne suñu mag la nag di Cheikh le docteur Cheikh Kanté président Macky Sall xam ngeen ne woowoon nañu fi ngeen suivre ko gars yi sax wax nañu ne dañu woo tëkkuñu lu ne wax nañu ko fi comme gars yi moom ñu ñengoo wax yi ñu war a def ci suuf ak yooyu mais li am solo mooy ba ñu génnee toog nañ joxante loxo ku nekk jox sa morom loxo moom suñu mag la ñu ne dañuy ànd jàppale Fatick mais jàppale président Macky Sall boobu ba léegi nag dama koy seede ci lu ma ko invité dana ci ñëw te mu ngi dox tànku mag mu ngi ànd ak ñun ci fulla ak fayda ak liggéey bu rafet pour que ñu jàppale président Macky Sall. mairie bu Fatick taxaw na temm ci kàddu Matar Ba ngir jàppale lii di sport ci gox bi rax ci dolli ci wàllu dundinu askan wi am na ay projet yi ñi nas ngir daal képp kuy yeewoo ci Fatick gis ci boppam ci wàllu yokkute. ñu dellu si ci Ndakaaru ànd defar suñu cité di ab projet bu yees boo xamante ni jëwriñ gi ñu dénk wàllum urbanisme logement ak hygiène publique moo ko daal di jëmmal tey jile ñu dooree ko fële ca cité kër góor gi lëkkaloo ceeg UCG waaye it kër gi di Sonatel ñoom nag ña dëkkee ca gox boobee di cité kër góor gi bëgg ñi di waa UCG gën leen jàppale bu baax ndax dañoo bëgg seen gox boobee daal di set wecc ak yaaññi Cheikh Assane Fall. defaraat cité góor gi ba mu gën a mën a set te mën a jekk ci gisin na lii de mooy objectif bu ñuy dëkk ci cité bi la teg ci seen ndodd ñoom ñi la sax xam ne ñoo ngi ñaawlu bu baax tilim gi nekk ci seen gox gi le ba léegi ni ñun dañuy fay ay charrette ñu dañu buubal mbalit ba léegi ni xëy na à partir d'aujourd'hui dina jeex comme lii am na j'espère qu'à partir d'aujourd'hui dootuñ fay ay charrette ñu duñu buubal mbalit te dend ak UCG donc loolu tawat la. ab ñaxtu boo xam ne ñiiti waa UCG dégg nañ ko bu baax Ousmane Ndaw mi nekk coordonnateur bu société bu ramassage bi moom rafetlu na initiative bi le tey xam la ne ñoom dinañ jël matuwaay yi ci war. lii initiative la boo xamante ne béy sa weewu tànk ñu koy def informer nag entreprise yi nekk ci cité bi yëpp bi ñu répertorier defe naa ñu ngi tolloon ci 56 entreprises. ñëpp invité woon nañ leen parce que cité bi bu ngeen seetee cité kër góor gi ruq-ruqaat yi dafa bëri ay dépôts sauvages donc tey ñun mobiliser nañ ay moyens yu important pour seetal cité bi indi nañ ay camions yu doy indi nañ ay agents yu doy génnee nañ matériel bu doy dinañ ko def tey ak demain. ki teewaloon maire Barthélémy Dias ci mbir mi moom rafetlu bu baax liggéey bi waa UCG nekk ti def tey woo ñëpp ngir ñu mën a booloo. donc ñun ñëpp ñu àndandoo liggéeyandoo suñu cité yi te defe naa yéen bu ngeen ko dooree dafay nekk bel exemple parce que société yu bari tool ni Sonatel UCG nekk fi defe naa suñu cité bi dafa war a nekk référence di ñaax ñëpp nag ñu ànd si ñun ñëpp ci parce que liggéey bi liggéeyu ñëpp la ku nekk def ko sa yëfu bopp ndax mu mun a dox. jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbiru urbanisme moom rafetlu na bu baax tamit activité bi moom mi fa newoon na xamle na fi mu toll nii ay fan yu néew rek moo ci des laataa ñoo defaraat seen rond-point bi ba mu gën a yànj. Ici, je peux prendre la décision. fi ñu toll nii mën naa leen wax ni dina wax ak ñi ma war a waxal ba ñu mën a génne benn 5 millions ngir defaraat seen rond-point bi. pour pouvoir aménager le rond-point. ñu ànd ci ak waa UCG ak waa Sonatel ak tamit waa ministère de l'urbanisme ñii dëkkee fii ci cité kër góor gi génn nañ ci naaj bu tàng bile ngir defaraat seen cadre de vie xoolaat nu ñuy defalee ba foofee gën a jekk andi tamit seen contribution ci programme zéro déchet bi xam ne njiitu réew mi moo ko taxawal la. Cheikh Assane Fall cant ak ngërëm ñenn la ñu wutali ca banlieue bu Ndakaaru wax ci wàllum paj ca Pikine nag tey jile dañoo dalloo ab ambulance médicalisée bu yees tàq loolu nag ngir dimbali leen bu baax ci wàllum paj gi ñu ne nag dox na waxtu Mamadou Lamine Fati. soxla bu ñu amoon te yàgg ci ñoom tey jile soxla googule am na ñu leen ko fajal ambulance médicalisée bi nga xam ne dina mën a yóbbu askan wi ca l'hôpital te du fay dara. mais bii li ci bees bu ngeen gisee ñii ak tenue yi ñu sol mooy nekkul ambulance kese dafa nekk unité mobile de premier secours bu ñu waxee unité mobile de premier secours mooy ñoo xam ne ni am nañ xam-xam bi am nañ xereñ bi nekkul dañ lay jël rek war la yóbbu hôpital déedéet
dafa doon ñoo xam ne tey bu dee dafa am lu la dal ci biir sa biir néeg bu dee am na kenn ku wootee comme li xew États-Unis nga xam ne lu munti xew da ngay woote 911 bu dee comme ñoom seen dëkk nga xam ne da ngay woote 118 boo wootee rek moins de 5 minutes foo munti nekk oto bi ñëw yegg sa biir kër jël la lam la war a defal ci ay soins mu defal la ko avant mu di la yóbbu hôpital donc loolu mooy li nga xam ne nii Pikine Est moo nekk actuellement première commune bu koy développé au Sénégal ñoom ñu ñëw aussi andi ñu ay formateurs. ngir ambulance boobule ñu mën kaa yor bu muccub ayib ay ndaw tàggat nañ leen ci wàllum secourisme ngir ñu jàppale askan bi say buñ ko soxlaa. bon xam nga tey ñun boo xoolee suñu population nu mu toll par rapport ak benn ambulance réglé wul le problème mais ñëpp xam nañ ne des fois nekkul sax évacuation bi rek moom mooy kii parce que réfèrement xëy na mooy li gën a yomb tey nit bu ko dara dalee mun nga ko teg ci taxi mun nga ko teg ci clando mun nga ko teg ci hôpital mais li ko ëpp solo mooy tey nga am matériel bi parce que tey li ngeen fi gis sànq dafa am matériel bu mu àndal ay réanimateur ak yeneen matériel yi nga xam ne nii masque à oxygène ak yi nga xam ne nit ki da koy soxla tey bu tooral di fat tey ñëpp gis nañ yenn feebar yi nga xam ne tey day song doomu aadama yi boo yéexee rek mun na jël seen bakkan ñun loolu lañ bëgg a xeexal mooy tey ñu fexe ba nga xam ne ni matériel bi mu war a àndal yëpp tey bu ñooñ unité boobu ñëwoon am nañ compétence yi am formation bi pour tey nit kooku noonu ñu mun ko réanimer bu laajee masque à oxygène ñu defal ko bu laajee ay premiers soins ñu defal ko nga xam ne balaa mu yegg hôpital sax xëy na bu doon fukk ko dal yow juróom-ñaari wala juróom-ñetti di nga ko mën a fay après mun ko yóbbu nag hôpital peut-être pour hospitalisation bi prestation bu gratuite la amul fay parce que tamit ñun wax dëgg yàlla mission de service public lañ am donc et suñu rôle mooy fexe askan wi di am lu gën a baax mais mu bañ ko mun ko am si njëg boo xam ne ni tey du ko dikkee dara waaw pour l'instant pour phase pilote bi 6 jeunes la ñu formé gum. jàppale bu njëkk ci ki nga xam ne moo am tolof-tolof rawatina yóbbu ko hôpital doon na li nga xam ne tey jile askan wi nekkee ci Pikine Est am nañ lu nu mel ambulance bi nga xam ne matuwaay yi xarañ na lool moom la leen commune bi jox lépp rek ngir jàppale askan wi ci saay suñu amee ku feebar ñu mun ko yóbbu l'hôpital ci anam bu gën a rafet. gannaaw Pikine Géejawaay ci ànd nag di dalloo jamono ji juróom-benneelu édition bi ñu dippee festival Géejawaay Baye Rap coppite fi ñu ci nemmeeku ci atum ren nag mooy doomi réewu Guinée yi yëngatu ci wàllum rap ñoom dañ leen cee boole loolee nag ngir gën a rataxal suñu digganteeg suñu dëkkandoo yi di waa Guinée ñu déglu ci Malal Almani Talla moom mooy directeur artistique bi àdduna ci micro Mamadou Lamine Fati. lu spécifique moo am ci festival bi mooy ren. ci année bi yëpp dañu liggéey ci di pousse ndaw ñi ñu créer seeni entreprise u bopp yore seeni projet bopp bañ di bootooti ci association Guédiawaye hip hop mu mel ni assistanat la ñu bëgg a dindi foofu quoi pour ndaw yi gën a am sañ-sañ. na leneen lu tudd fësal baatu kaso yi parce que ku xam waxi naan xam ni bëri na ak ay ndaw yu jote ak yoon ba dem kaso ndaw yooyu jote ak yoon ba dem kaso bi ñu démarré en 2005 liggéey bi ci biir kaso yi. bëri na ci ñoom ñu génn ñi nga xamante ne woy daf leen di intéressé wala peinture intéressé leen wala defar musique intéressé leen ñooñu nag léeg-léeg bu ñu génnee ci kaso yi ba defar single bu ñu leen di invité ci rajo yi dañ leen di invité ndax yërmande woy ndeysaan kii kaso la nekkoon xaaral ñu jox ko xaaral ñu invité ko alors que dañu bëgg nit ñi bàyyi xel ci seen talent jël yërmande bi teg ko fele parce que au delà aussi de ça ay artistes lañ il faut que nit ñi dindi côté émotionnel boobu def fa côté professionnel. jaar-jaaru Ahmadou Malick Gueye ñu war ko xoolaat waaye it gën ko wane lekk askan wi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre bi ñu nekk ñi nga xamante ne nag ñoo ŋànk mbir mi di comité d'organisation bi nag li ñu bëgg mooy gën a fësal li nga xamante ne doon na ko def ñu jaaroon nag ci kër gi di groupe Média Invest ñu déglu ci Moussa Sow du conseil départemental bu Podor àdduna ci micro Cheikh Hassana Fall. Nous allons rendre hommage à cet homme. qui a eu un parcours. ku ñuy fàttaliku dafa doon nit koo xam ne dafa defal lu bëri Sénégal te mu jar a fàttaliku tamit ndax moom mi suñu fàttaliku bu baax am na mbir yu bëri yoo xam ne defal na ko suñu réew surtout ñun ñi nekk xam ne waa Podor lañu defal nañu fa ab projet de développement boo xam ne mu ngi fay dox ba léegi gis nañu centre bopp li mu fa def tamit ba ñu tuddee ko turam sax ak tamit yeneen projet yoo xam ne nekkoon ca Nganda maanaam ci biir Kaolack wetu Kaffrine. Kaolack ce sont ces jeunes les jeunes. dañu war fàttaliku nit ki ndax lim ñu jaral te loolu li ko waral mooy njabootam xale yi nit ñoo xam ne xamuñu ko ndax moom ba mu génnee àdduna ak léegi weesu na fanweeri at ci 89 la woon kon nag faw ñu wanewaat ko jàngal nit ñi kan mooy El Hadj Malick Gueye lan la def dundin gu mu amoon ak exemple gu mu mën a doon pour ndaw ñi àdduna bi Sénégal ak ñi xam ne ñooy waa Fouta.
globalement les jeunes du Sénégal, mais plus particulièrement les jeunes du Fouta. yegsi nañu nag ci gëstu bés bi ñu jagleel ko mboortu wala sax bootaay bu njëkkaan nag da nga daan gis ab jigéen bu doomam dëgërul mu koy boot ci ginnaawam waaye léegi teg ko bët doon na lu jafe la ko waral nag ñu bëri ñu ne dañoo bëgg a méngoog jamono moo tax ñu wutali li ñu dippee ay kanguru nag di xeetu mbooteef boo xamante ne doom ji wala sax gone gi ci sa kanam lay nekkee wala nga war ko def sa ginnaaw nga daal di koy def sa kanam tontu yi dañ ci ànd ak Ndeye Mariam Gueye. daanaka lu baax la te yomb loolu wante ñu bari dañ ko wan ginnaaw boot sa doom ci sa diggu ginnaaw mu nekk lu jigéen ñu bari jàppee lu xayadi moo tax néew na jigéen ñooy romb di gis ñu boot seen doom ci seen diggu ginnaaw. man j'ai un garçon mais vraiment man dama ko doon boot dafa am mbootu am rogante seru rabal. fi maam ñoom maam bàyyi woon daal bu ma sañoon ñu topp si ba léegi ndax boo seetloo boot sa digganteeg sa xal sa doom da ngeen di am benn day am benn affection bi si yow ndax ni nga koy bootee tàngoor bi mu koy sentir di sentir sa yaram loolu dafa baax te boot aada la ak cosaan la day tax xale bi am protection moo tax man daal bu ma sañoon ñuy boot suñu doom yi daal. mu mel ni ñoom ñi bàyyi boot doom dañoo xamul ngëneel yi nekk ci boot sa doom ci sa diggu ginnaaw. jamono dafa changé ba nga xam si dañuy toppandoo loo xam si moomuñu ko dañuy jëgaane daal. te boo jëgaanee daanaka li ngay jëgaanee doo xam noo koy gérer ba tax na daf lay ay lor lay indaale. boot sax dafa baax torop ci xale ndax ci bu njëkk cosaan mag ñi dañ daan boot seen doom yi ndax boo gisee boot chaleur bi maanaam tàngaay bu jógee ci seen ginnaaw seen doom di ko kii dafa am solo torop ci ñoom. jigéen ñu bari ci jamono yi boot doom ci seen kanam ñu koy woowee kangourou moo leen gënal. Selon moi, je pense que ce serait mieux de porter un enfant avec le kangourou. man moom wax dëgg yàlla boote kanam moo ma gënal ndax moo gën a wóor dina tax nga mën a xool sa doom lépp lu ko war a dal wala lu mu soxla di nga ko mën a defal en plus da nga koy mën a ëmb bu baax vraiment loolu moo gën a wóor xam nga boote ginnaaw surtout jigéen ñi nga xamante ni dañuy dugg ci car rapide yi mën nga koñe sa doom te doo ko yëg mën nañ ko gaañ te doo ko yëg en plus loxo mën na la nga mu laal dara te doo wóorul daal man daal su ma sañoon vraiment ñun ñëpp ñuy boote kanam man pour man daal moo gën a wóor. Et on peut bien prendre soin de l'enfant de manière évidente en fait. ak lu ci mënti am boote ginnaaw wala ci kanam li ci ëpp solo rekk nga fexe ba sa doom am protection bi war ak itam mu mën a màgg ci jàmm am tàngaayu yaram bi nga xamante ni nii yaay rekk moo ko mën a jox doom. mi ngi ak Ndeye Mariam Gueye xibaar marax yi fii lay daal di am 19h45 Assane Gueye ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan sant leen gërëm leen bu baax jërë ngeen jëf.